asalaamaaleykum chers amis internautes ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay di leen wax ne rek ñëwaat nañ ci beneen anam di waxtaane li nga xamante ne bokk na ci tolluwaay réew mi waaye bokk na it ci làmb ndax ku ne Gaston Mbengue sa xel ci li muy njëkk a dem mooy làmb waaye sa xel dina dem tamit ci li nga xamante ne mooy politique ndax kenn la ci te am na ci wàllu bu baax a baax ba bu waxee dina nekk ku ñuy déglu Gaston ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay di nuyu waa Sénégal bi yëpp di nuyu internet yëpp aussi di leen ziare ñoom ñëpp di baalu ñëpp am man baal naa ñëpp. yàlla na ñëpp baal jërëjëf Papa Gaston fi may njëkkee rek xam naa dañuy dooree ci wàllu làmb jamono ji Gaston mën nañ ne mbër yu mag yëpp Gaston moo leen dajale tëgg leen. macha allah macha allah waaw ba tey macha allah waaw wax dëgg yàlla mu nekk loo xamante ne Gaston Production yëkkatiku na ci bu baax a baax defaru na ci loolu ñu mën a jàngatal ci loolu. mais loolu du lu raar loolu Gaston Production ji loolu la ma sa dëkk Gaston Production modestie à part su làmb ak see fii li ci ëpp moo ko joué du Gaston Mbengue rek mais Gaston Production ak ñi muy àndal ñëpp su làmb ak see fii li ci ëpp Gaston Production la parce que Gaston Production dafa teel a osé ci làmb ci àddina lépp looy def da ngay osé qui n'ose pas ne récolte rien donc Gaston Production a toujours osé Gaston Production moo fi mas a indi championnat de lutte avec frappe lu kenn mësul xalaat mbër yi doon fayu 1 million mu taxaw fayandoo leen 20 millions pour un championnat loolu tey ci la ñoom Balla Gaye yi ñoom Modou Lo ñoom Tapha Tine mbër yi ngay gis nii yëpp tey ñu nekk fii di lëmbe ci classe boobu la ñu génnee Gaston Production mbër yu mag yëpp moo leen daan tëgg daanaka léeg-léeg promoteur tëgg benn wala ñaar mais li ci ëpp daanaka Gaston Production moo ko daan tëgg cachet yi su tolloo fii aussi Gaston Production moo osé fippu yàlla suturaal ko moomoon ca jamono yooyu benn sponsor bu mag muy Orange mu doon xëccoog Tigo parce que pour rappeler rek Tigo moo ubbi woon classe bi ak benn somme bu mag mais bi ñu gisee affaire bi réussir Orange ñëw fay 3 fois plus que la mu fayoon pour jël ko pendant 4 ans. loolu neexoon na de. neexoon na ci mbër yi parce que man dama jël xaalis bi yëpp séddalewaat ko mbër yi loolu tax su ma naan wax ne làmb ji man awma ji dara daawunu ma gëm su démb doon tey xëy na du ma ko def la ma leen fayoon du ma leen fay ay 80 millions 100 millions ma leen doon fay ndax booba ku ma ci fay 25 millions mais sama esprit de partage sama fit ak sama bëgg a bokk moo ma yóbbu woon ma jox leen lépp parce que man bëriwuma mais aw ma ci sax ngërëm parce que ñëpp dañ daan wax ni Gaston li muy gagné Gaston nangam du ma dëkkal bu ma dëkkul lu nañ wax ko ci xam nga Sénégalais nag moo mel noonu bi loolu amee ba am ma maar ci dama mujj bàyyi ci loolu ma yóbbu woon ma bàyyi làmb ji en 2013 ba 2017 d'accord loolu moo yóbbu woon parce que làmb dafa metti ca nit ñi dañ lay xam nga Sénégal dañu mën a suul ndaanaan Sénégal dañu mën a jënd loo nit fasu yaa biir ca duñ koo couplé te promoteurs yi ma fi bàyyi woon ñoom ñëpp dugg nañ ci mais ñoom ñëpp ci am ay problème ñëpp am problème lamb ji tout le temps yaa ngi dégg ay problème yaa ngi dégg ay police yaa ngi dégg ay portante de plainte yaa ngi dégg kii desal na ma xaalis yooyu yëpp da nga koy dégg mais yooyu yëpp it ay nit ñoo lay jënd loo fasu yaa biir duñ la ko couplé di la jay di la wax loo xam ni mënul nekk parce que yéen da ngeen a jàng seen mbokk yi fayal leen xaalis da ngay gis ku jàng say mbokk yóbbu la réew mu ne ñu yóbbu la fa fayal lay université yu cher nga jàng bay bëgg a dee ñu investir ci alal yu bari pour nga récolter mën ngaa liggéey 10 ans doo récolter 20 millions ñu jël ay mbër metti na naqari na wax mais dañuy wax dëgg kenn investir ci ñoom dara dañu xëy rek amee seen doole di lekk seen i hamburger am doole di entraîner di bañ ay 50 millions 100 millions jàngudu dara et c'est ça soo ko waxee ñu ni kii li tax buy wax lii tel du yabeel du dara mbër yi laa gën a respecté parce que man ak ñoom a bokk famille tey dama ci liggéey ci ñoom dama ci investir mais suñu fekkee mbër di bañ ay millions comme nga waxoon Gris Bordeaux dama lay dimbali rek non lu question di non dimbali man dañ ma dimbali kon dama war a dimbali parce que dañ may dimbali moom nit ñi bëggoon a ironiser ci loolu dama lay dimbali mais man dafa dafi bës de waaw dafay bës mais man dañ may dimbali donc dimbalante moo fi am il faut partager dans la vie
mais aussi il faut être raisonnable. c'est pas parce que benn at ñaari at ñetti at. xaalis bu bari boobu xewoon na fi. Gaston production defoon na erreur parce que man dama daan wax suñu waxee man leen man maa yàq làmb ji. man Gaston je l'assume maa yàq làmb ji. parce que maa jël am sponsor mag jël ko investir ko ci biir. ba léegi benn mbër koo wax mu lay wax demal ci sama panek lii laa mujj a bëreeg daaw jéeg ba ma waxee lii la ma fayoo nag. mais comparaison n'est pas raison il faut que nit ñi xam loolu. yéegal cachet bi. voilà man nag dellu si naa ci làmb ji. làmb ji bi ma ciy dellu si làmb dafa deewoon. combat amatul woon. malgré que sama jarbaat sama rakku promoteur yi ñu ngi rey seen bopp ñu ngi góorgóorlu. mais itam li nu attan rek la ñuy yenu. def nañ ba bëgg day ñoo tax làmb ji deewul. mais làmb yu mag amatu fi woon. bi ma dellu see depuis 3 ans. mu tombé aussi ak Covid bi ma jël risque bi encore osé jël mbër yu mag yi tegaat leen fii. kenn xamul woon ndax naa leen tëggal wala tëgg d'ailleurs am na ci ay COP fii ba 2023 mbër yu da nekk sama contrat. donc je pense que suñ ma jàppalewul. wala ñuy wax yu baax wala ñuy jéem a encouragé nit ki. c'est pas la peine ñu yàq parce que suñuy jéem a yàq nit leen fii tegaat ni yekk bu forox su boobaa kan la ñuy rey mbër yi la ñuy rey. duñu rey keneen. te ñoom ñiy wax ñëpp ak di tere mbër yi xaalis. kenn du ci may mbër 1 million doo dégg mukk may mbër 1 million mbër yi xam nañ loolu. ca mbër muy jël si avance fii salon bii nga toog. fii du ñuy jëlee avance mais kuy jël si avance doo ànd ak kenn sa bopp cundum ngay àndal wala sa benn xarit doo ànd ak kenn kon sooy lekk sa xaalis yow rek yaa koy lekk. kon nit ñi naam fulla ak fayda. ba bañ a dugg ci affaire bu mbër parce que mbër suy jël xaalisam doo ko fekkee su koy lekk doo ko fekkee. d'accord des fois da ngay faral di dégg Gaston dafa bëri histoire boo dee Gaston rek li ñuy def Gaston dafa bëri histoire Gaston dafa bëri problème lan moo waral loolu xatar bi da wala lan la. mais xam nga Gaston dafa bëri histoire mais Gaston du tooñ mukk dana xuloo nag 1000 fois. mais doo dégg ñu ne Gaston moo tooñ. nit ñi nag sooy wax dëgg. wala ngay wax li nga gëm ñu ni da ngaa bëri histoire parce que man bugguma nekk naafeq te nit ñi dañoo bëgg affaire naafeq lay bañ soo leen waxee dëgg. wala nga tontu leen loo leen waruloo tontu leen dëgg ñu ne da ngaa bari histoire man nag kenn du ma dugal ci affaire yooyu man dëgg fu ma fekk dama koy wax ku ma tooñ it ma tontu la. Papa Gaston état est-ce que doo tooñ fii nga taxaw ne El Hadj Ndiaye bu fay 50 millions ñibbi Fouta. waaw mais loolu du tooñ loolu it ay kii la rek ay kaf El Hadj Ndiaye c'est mon frère. ay kaf la man maa yóbbu làmb ji foofu non du question jubóo mosuñu xuloo bay jubóo muy El Hadj Ndiaye muy jabaram muy ay doomam. samay xarit la mosuñu xuloo bay jubóo. El Hadj Ndiaye làmb su amee 2STV ba nekk fa. c'est grâce à Gaston Production maa jël classe bi def ko fa en 2006. d'accord moom reconnaître na ko xam nañ ko réew mi xam nañ loolu. ba làmb ji agsi fii mu agsi ma jógee fa ba ma fa jógee mu ni day tëgg làmb may ka fa moom ni ko élage làmb ji te nga koo bàyyi soo ko tegul da ngay ñibbi Fuuta mais kooku rien du tout. mais c'est que Sénégalais ñoo mën a aggraver ay situation c'est que dañ dul créer dara. ba pare mën a aggraver ay situation c'est pas fii sunu doom yi ngay dajee bëggante sëy te duñ ci mën dara. donc c'est pas la peine yow doo dara te tu représentes absolument rien du tout tu ne crées rien du tout. li ngay créer yëpp mooy ay histoire ay boole ay nit ay jaxase ay nit. yooyu baaxul. loolu dëgg la ñu dellu si waat rek ci Gaston Production ba léegi ñi ci nekkoon ma doon leen ci gis est-ce que ñu ngi ci ba léegi ku ci mel ni Mbaye Fall Max Mbargane Aline Gueye. Aline Gueye mi ngi fi Mbaye Jacques mi ngi fi. ñooñu ñooy fi mais àddina moo demee noonu. da ngay dem di dem ak ñii ba ci ak ñeneen ñëw ñeneen dem. kooku c'est comme dans un gouvernement c'est comme dans une association. c'est comme dans une télévision même ña nekkoon Seneweb ña nga fa fekkoon am na ñu fa nekkatul. yow ëllëg mën nga faa jógee dem feneen. ça c'est pas kooku du information. d'accord je voudrais savoir tout simplement. non mais du information. c'est pas important. d'accord léegi mu ñëwaat ci combat Gris Bordeaux ak Balla Gaye mu mel da nga ko prévoir mois d'août. oui le 7 août. le 7 août donc Gris Bordeaux bu bëri yow combat bi desal na ko beneen combat encore. non Balla Gaye laa desal combat Gris Bordeaux pour le moment moom Balla Gaye war a bëri. donc Balla Gaye war a bëri. su ci jógee mën naa am beneen combat xëy na sax ba nekk ci combat boobu mën naa am beneen. dégg nañ taxawal nga Ama Baldé Gris Bordeaux. non taxawaluma ko. non. d'accord actuellement damaa fees. da ngaa fees fi mu toll nii tel da ngay wàññi. non du ma wàññi sax. parce que man du ma engagé dara ba pare di retraité wu. d'accord mais damaa fees dama bëgg mu clair. je ne suis demandeur de rien du tout. mbër yi ñooy demandé fii ñu toll. ñooy ñëw Père Gas dama bëgg combat Père Gas tëggal ma diw Père Gas lii suñu waxee ma ne leen lii laa man su ngeen ko mënee ñëw su ngeen ko mënul. parce que je ne suis pas demandeur.
il faut pas que journalistes yi wala ay presse écrite wala di bind. mel ni Gaston dafa wuti mbër mi wutiwuma kenn. téléphone yëkkatiwuma sama téléphoné benn mbër. ñoom ñooy téléphoné wala seeni frère wala seeni mbokk ñooy ñëw di wut combat te c'est normal. ku bëgg liggéey da ngay wut combat. d'accord c'est normal. dëgg la parce que tam ci loolu la ñuy yëngu. voilà c'est normal. tam date yu guddi yi est-ce que loolu du metti si kii. non mais date yu guddi yi xaalis bi gën a metti parce que ki jël 100 millions jox ko mbër. dégg naa ci benn interview Ama Baldé ni 100 millions lañ ko fay. 100 millions ku la ko fay du pasaree xaalisam il faut nga patient xaar. mbër yi mën nuy fayu xaalis ba pare di yàkkamti il faut ñuy patient man 100 millions mais dama ni man fay naa ko ba tey mais benn làmb jaru ko d'abord nag suñu ko demee ba risqué ba fay ko. il faut ñu permettre nit ki mu jaay combat mu wuti ay sponsor wuti nu mu jotaatee 100 millions parce que 100 millions soo ko fayee benn mbër fay ko muy 200 millions ci benn takkusaan da ngay ñëw pour les beaux yeux des amateurs wala des journalistes wala yu kenn xamul pour bëgg lu neex nit ñi. nga ñëw pasar ko teg ko tu perds 100 à 150 millions. c'est pas bien neexul. d'accord kon instant yi Gaston fayatul 100 millions mbër. non man lu may fay ak lu ma dul fay man li ma fay ci làmb nit dootu ko fay. mais lu may fay itam kenn du ko xam. d'accord mais tolloon nañ fi jamono yoo xam ne sponsor yëpp daw affaire yi metti woon na dañoo obligé sax ba yenn mbër yi di wàññi seen i cachet. non mais sponsor yi mosuñu daw c'est-à-dire que làmb moo amatul woon sponsor yi gisatul yoon seen bopp vraiment dañuy wax ni dem nañ ba jiiñ làmb ji ni violence. làmb amul violence. politique bi moo ëpp làmb violence. fuuf football bi moo ëpp làmb violence. football bi yaa ngi nii. benn takkusaan ak 8 personnes dee nañ fi ci benn match. wallaahi làmb da nga mas a dékku ci de. déedéet voilà dëgg yàlla. d'accord Papa Gaston bu ñu jógee ci làmb dañuy xuus rek ci li nga xamante ne mooy tolluwaayu réew mi. Gaston Mbengue ak politique. waaw Gaston Mbengue ak Macky Sall. d'accord Gaston Mbengue ak Macky Sall Gaston Mbengue ak politique fi mu toll nii yaa ngi ci biir politique bi moom yaa ngi ci saf-sap. waaw maa ngi ci politique bi. nekkuma ci politique maa ngi ci politique bi parce que sama rakk mooy président de la république. di Macky Sall. di sama xarit. di sama rakk. man lu may def dama koy assumer. politique wu ma pour poste. politique wu ma pour leneen damay politique. su fekkee ni politique ngeen ko tuddee pour sama réew. man sama Sénégal mooy sama parti. bokkuma APR. d'accord bokkuma fenn. ci Macky Sall laa bokk. ànd ak moom yàlla dogal jox ko réew mi. ñun war a nangu ndogalu yàlla te it bi mu ko joxee ñëpp xam ni mi ngi liggéey ku xippi xool da nga xam ni Macky Sall la ngi liggéey. ku mu neex nag nga xool asamaan si ni gisuma asamaan. ku mu neex nga comporté wu nu mu la neexee ku mu neex nga comporté wu en bandit en voyou en n'importe quoi. mais Macky Sall moom mi ngi liggéey nit ñu baax ñi xam na ni mi ngi liggéey xalif généraux yi xam na ni mi ngi liggéey. ay internationalement monde bi xam na ni mi ngi liggéey donc li ci des moom bëgg dara bu mu tax nga bëgg a jël Sénégal taal ko wala jël cere ji ni mënuma ci lekk dama ciy xëpp suuf. mais Papa Gaston nit ñi sonn nañ de. mais ku sonnul ci àddina. dund bi cher na. mais meew yokku na dëwlin yokku na ceeb yokku na. mais lu ci gaz yokku na. mais kooku c'est pas ba pare manqué. mais c'est pas dans le domaine de Macky Sall Macky Sall sañoon tey lépp yomb. su sañoon tey lépp parce que rek ñaan weesuwul nga jiite réew ni nit ñi yéenewuma leen ngeen lekk donc mi ngi rey boppam mi ngi def mais c'est que c'est le monde qui est comme ça actuellement man ci tukki laa dëkk àddina bi yëpp def naa ko da ngay dem Europe gis ay tubaab yi tëdd ci suufu métro bi ci mbedd mi la ñuy fanaan sedd bi di leen bëgg a rey ñun li nit ñi nangoo liggéey gan ñi par exemple Guinée yeeg yooyu ñu ngi fii di amee seen i taabal di jaay fruit tey ñoo jënd këru Médina yeeg këru yu bëri ñoo ko jënd parce que amuñu complexe jaay fruit wala yoo kenn xamul ñun sénégalais toujours ñu dem Europe nga gis ku day dem ca yaayam mu jaay pariram nga gis ku papaam jaay benn toolam wala terrain jox la ko yëkkati 4 millions 5 millions nga wuti visa ak billet dem tukki mais 5 millions boobu soo toogoon Sénégal amee sa cantine wala sa table di def li Guinée yi gan ñiy def nga am xaalis mais il préfère taal xaalis bi jox ko nit mu nax leen ñu am visa dem di jaay ay cassette ak di fanaan ci métro yi ndax lan la ngay bañ a def sa dëkk heureusement ak que la nouvelle société de nettoyage là
man dama leen di romb guddi xale yi ay jeunes ay xale yu ndaw. vraiment di nettoyer kii bi damay kontaan. parce que y a pas de sot métier. ndax suñ fi jógee ba dem Europe lu yées loolu la ñuy def. te suñ demee foofu dañuy fekk tubaab yi bale mbedd yi ñoo koy bale français. donc man su ma leen rombee ci mbedd mi damay kontaan ci ñoom. xam ni ñii ay patriotes lañu ay nit ñu gëm seen bopp lañu. mais am complexe wu ñu ni Gaston ngay bale mbedd ma wala Gaston ngay jaay mango wala ma ngay jaay xaal. ana ñuy jaay xaal yi fii soo demee pour jënd ay xaal 400 francs 500 francs koy jaay. soo ci jëndoon 1000 benn exemple bu ndaw muy 500000 nga fay 25000 oto ñëw jug ko ci mbedd mi fayoo sax location. ñi ko jaayee 1500 2000. tu as un bénéfice de plus d'1 million. mais il y a rus nañu koo def am nañu complexe def ba pare suñu waxee ñu ne Macky Sall pour Macky Sall mais lan la nit ñi leen liggéey ci nag ñu nu yaakaar ñii. weeru nañu ci élection yi nga xam ne ñëw ko rek législative yi. ñi nga xam ne defoon nañ ni déjà jógee nañ fii ci affaire mois de mars ay nit dee ci. ci koo xam ne ñoo tooñ nit ñi parce que man mënuma fee rey lu nit ndax déwuma fenn fu ñuy tey xam nga li ma wax. tey ñu ñëw tey pour déposer ay liste rek. mu am cacophonie bi ci ay liste législative. mais nga yaakaar loolu amul njuuj njaaj. amul benn njuuj njaaj danoo mënul dara danoo xamul dara. waa Yewwi Askan Wi. waa Yewwi Askan Wi danoo xamul dara et puis. pour liste. ñu jaxasoo ñoom di weerante ñii ku leen dénk réew fu ñu jëm ndax ay question 28e place ak 30e place ak 4e place ñii ku leen dénk réew mi fu ñu jëm et puis j'ai entendu bërki démb Ousmane Sonko. man dama rus. moo tax tey bi ma xëyee gis bokkum la xaw ma démissionné xam nit ku démissionné dama kontaan parce que kooku am na fulla parce que toog mel ni un président de la République oui je renouvelle ma confiance à Khalifa Sall je renouvelle ma confiance à Déthié te mel ni moom dañ ko moom yëf yi ñooñu toog di déglu mel ni un dictateur di wax lu ko neex ñooñu toog di ko déglu di seetaan ca bàyyi mais ñii bis bu ñu leen joxee réew mi fu ñu jëm nanuñu nangu di waxante dëgg suñu réew mi duñ nangu kenn taal ko koo bëgg a taal ñun ñëpp ñoom ñooy yëkk a tàkk. il faut ñu bàyyi naa fex il faut ñu bàyyi seytaane bàyyi fumisterie yi fekk dégg nga ay nit ñoo xam ne dañoo ñëw sorte de nulle part ñu taxaw bëgg a yàpplu nit ñi bëgg a taal réew mi lu leen neex wax ñu leen di seetaan xam nga man bañu maa dee j'ai pas peur de mourir li ma dund dootuma ko dund ci àddina te j'ai fait mes preuves liggéey naa pour sama réew liggéey naa def naa li ma waroon def maa ngi fi nag du ma bàyyi aussi kenn dal ci sama kaw la kenn yàpp ma kenn nag ñoom xam nañu xamante nañu fii ci Sénégal ku mu neex na nga toog ci rajo bi wala ay journalistes yu naa fekk wër la ngay wax lu la neex ñu la ciy supporté ñii attaqué nañu ba attaqué société civile bi nga xam ne da leen daan jàppale sax pas jàppale mais da daan wax dëgg sax pouvoir nga xam ne seen intérêt la daan doon tey bi mu waxee dëgg jëmale ko ci ñoom ñu xas leen bëgg a dal seen kaw mais foofu danoo moom nit ñi xaaral élection yaa ngi ñëw seen liste suñ ko invalidé doo gis kenn ku génn. mais Dakar ñoom ñu bëgg fee ñàkk noonu tamit dina metti de. ah mais ñoo deful ñu ay cuune lañu ku def yëfu cuune gis yëfu cuune dal la ñoo def yëfu cuune nan ko assumer c'est tout. d'accord voilà. kon daal discours Sonko bi yow loolu nga ci jàng. non loolu mais yëfu cuune la duñ def ba pare et puis ak. wane titre rek wane loo xam ne dégg nga yow nit ñi ëpp la lépp jiitu la ci réew mi looy jaay ñoo la ko ëpp la lépp nag dégg nga même su dee gel yi mu bëgg sax ñun ñoo ko ëpp gel. ay nga sax bu laal. waaw non ñun ñoo ko ëpp lépp ëpp ko lépp muy ñoom ñëpp nag man yàgg naa ci réew mi bi may ñëw nag ñoom ñëpp ñu ci doon jàng ak di jëf kenn xam dàq nu fee jàng kenn ëpp nu fi kenn xam-xam ëpp nu fi kenn dara mais li ñu fi ëpp nit làmmiñu rëy ak taxaw bëgg a taal réew mi teguñu ko fenn voilà. d'accord problème bi mu am ak Adji Sarr jamono jii dem nañ ba di ci dégg ay ministre ci biir ay ñoo xam ne xëy na seen yoon nekku ci woon est-ce que demoon ba ñu bëgg a jël loolu def ko affaire par parlo. non man affaire ay Sonko Adji Sarr c'est pas mon problème. parce que la may def du problème kenn. la keneen di def du problème kenn ñoom nañ ko assumer affaire baa ngi justice. nañ ko bàyyi ak justice moom lu ciy dëgg. parce que man mënuma
condamné Adji Sarr parce que dama am doom yu jigéen te man tey su fekkoon ni sama doom lañ ko def tey heure bi kenn waxatu ko kon nit ñi nag xam ne dañoo am doom ñoom itam mënoo taxaw di xëccoo di aspirer pour nekk un président de la République un chef d'État ñu di fex sàggan ba lay dugal ci yu mel noonu toor bi foofu la jëkk amee càggante la am na ko assumer tribunal a ngi fi su fekkee ni moo tooñ tribunal atte su tooñul tribunal mënu ko atte da koy relaxé moom affaire boobu duma ci wax mais daal li wóor ba wóor mooy toor bi moom ca départ ba kat départ weddiwul woon dara dafa ne rek dafa feebaroon dem di faju léegi la li seytaane yi dugg ci yeeg yooyu ñuy wax waxi weddi mais dafa ne woon dafa feebaroon dem di faju yi kooku am na ci droit mais nag li ca biir rek li ca kii kooku justice koy feeñal. d'accord gis nga jamono ji doomu Sénégal boobu nga xamante ne mooy Idrissa Gana Gueye di football fële ci Paris Saint-Germain ñu nekkoon ci affaire LGBT yi mu sol maillot beeg ñàkk koo sol mu amoon ci ay problèmes yoo xam ne dem nañ ba ñoom ñu koy laaj waa fédération française bu football di ko laaj explication ci loolu mu jur coow ci réew mi. dama ni Gana moom. tey man su ma sayoon sax maa koy jur maa koy jur. Gana dafay sigil Sénégal yëpp gis nga ne sëñ Touba sigili woon Sénégal na El Hadj Malick sigili woon Sénégal na Aline Sitoé Diatta sigili woon Sénégal ba Gana Gueye noonu la sigile Sénégal Gana Gueye dafa marqué époque am fi ñu toll ca kenn dootul fàtte acte bi mu def il a été très grand il a été très noble te àddina bépp muy sénégalais yi jeunes yëpp nañ inspiré wu ci Gana Gueye footballeurs yi ak sportif yëpp muy mbëru làmb yeeg footballkat yeeg basketkat yeeg athlètes yeeg ñëpp nañ inspiré wu ci Gana Gueye bu leen alal jaral dara nañ gëm seen bopp gëm seen civilisation gëm seen diine gëm li lu nekk parce que tubaab yi moomu nunu voilà. Et heureusement que le président Macky Sall a condamné ça a vraiment supporté Gana Gueye sur ça parce que loolu la xam moom itam donc nit ñi jëkkante noonu sax ku ci nekk yi wax mais ñi ci wax ñëpp ñoom ñëpp muy opposition bi ñëpp ñi ci wax ñëpp lu noble lañ def parce que nit su tàmmee wax ju bonat ak di tàmm di yàq ak di ŋàññ ak di saaga ak yooyu léeg-léeg mu defit wax joo xam ne su ko waxee muy noblesse dañ koy reconnaître tey Sénégal gépp àndandoo nañu ànd ak Gana Gueye ci li mu def ñun ñëpp la ko defal Sénégal gépp la ko defal man de suñu woon ku takk affaire boobu dootoo dugg ci avion yu tukki ma xam ne dootuma tukki ndax man du ma ko takk waaw boo sama affaire yëpp na yàqu à l'étranger mais du ma ko takk pour tout. Sadio Mané Ballon d'Or. Amiin yàlla na ko yàlla def. yàlla na ko yàlla def. parce qu'il le mérite et je pense qu'il le mérite plus que tout le monde. d'accord kon jërëjëf. Gaston kontaan nañu. jërëjëf nuyul ma salaam nuyul ma sama xarit ya nekk foofu yëpp. ñoom Zeyna tout le monde là ñëpp daal waa Sénégal yëpp nuyul leen ma leen bon voilà. ñu ngi leen di ñaanal ñuy ñaan yàlla rek lépp fu ngeen dugg wala lépp lu ngeen di teg rek mu nekk loo xam ni. day yokk réew mi mais pas lu yàq réew mi wala ngeen di def promotion. ay yàqkatu réew. ay taalkatu réew. teguñu ko fenn. parce que réew mi léegi kenn xàmmeetul kenn da ngay toog di déglu léegi ay espèce de leader man ñooñu tuddee wu ma leen leader sax ay bandi laa leen tuddee taxaw di wax yoo xam ne ci réew mi on ne peut pas supporter on ne supportera jamais. d'accord jërëjëf suñuy mbokku ami internet ñu ngi leen di ziar bu baax yéen di leen delloo njukkal ci teewlu bi di leen wax ne rek lii mooy li ngeen fi indiloon ci seen émission ak Gaston Mbengue macha allah j'espère que kontaan ngeen beneen yoon ak beneen invité ak beneen waxtaan incha allah ci beneen fànn jërëjëf. jaajëf.